vacciné wuloo teg nañ la daan test defuñu la test teg nañ la daan képp ku am lu mel noonu synthèse force du changement mu ngi lay tàllal loxo pour nga ñëw mu taxaw ci ministre bi li mu war a def na ko ba pare li ci des ci ñun la lu weesu fekkee dugg gi nga wax am na ñeneen ñu ñëw ci yéen pour expliquer leen même problème gisaguñ kenn ku ñëw ci yéen moo tax lu mel nii ñu koy wax pour mu leer liggéeykat yi am jafe-jafe ci wàllu boobu nañ ñëw CNTS FC ñu taxaw ci seen dossier parce que li ñu leen teg jaaduwul te lu ñu leen teg bu jaaduwul duñ ko dangu waaye it liggéeykat yi dem leen ñàkku ji xaw na yéeme tuuti jaaduwul liggéeykat dem leen ñàkku ji mais oui jaaduwul ci kaw ñu sukkandiku ci pour teg ay daan jaaduwul d'accord waaye nag li war mooy askan wi ak liggéeykat yi dem ñàkku ji parce que loolu tamit quand même lu leen mën a aar préoccupation majeure la te moo tiim lépp nag préoccupation boobu Covid 19 gis nañ fi première vague deuxième vague ba tey jamono ji ñu ngi ko duppee troisième vague nga foog ni mu meloon ci première bi ak deuxième vague bi du ñëw ci troisième vague bi impacté ci wàllum liggéey gi gisoon nañ ñi nga xam te ni quand même ay liggéeykat lañ ñàkkoon ci seen liggéey bu ñu leen xaymaa lim bi bëri na woon lool ragaloo lu ni mel ñëwaat ci jamono ji ñu toll nii. xam nga impact bi maanaam li mbas mi dal ci kaw liggéey bi ci xëy mi. dafa dynamique li tubaab di wax dynamique évaluation bi toujours day yokku. day yokku waaw day yokku kon tey ji war nañu am taxawaay bu ëpp biñ taxawoon ci fànn yëpp ci fànn sensibilisation ci fànn implication ci fànn yëpp war nañ am taxawaay bu ëpp biñ taxawoon parce que variant bi nga xam ne moo ñëw dafa gën a soxor delta dafa gën a doy waar ma jàpp ne askan wi ak classe politique classe sociale yëpp classe syndicale ñëpp war nañu mën koo taxaw jàkkaarloog mbir mi parce que loolu moo gën leneen may rafetlu ba mbas mi ne càpp egg si Sénégal nañ fàttali ko ni mu demee woon te buñ continuer woon ci lancé boobu ak lu mbas mi lu delta soxor dinañ mën a am ay jumtuwaay am taxawaay bu ko dékku ba mbas mi tàmbalee ki nga xam ne mooy président de la république askan wi jox ko dogal bi dafa woote loolu il faut que ñu fàttali ko parce que lu ma rafetlu la en tout cas dafa woote classe syndicale classe politique classe patronale ñëpp la woo ak ñi nga xam ne ñoo jiite askan wi ci fànnu diine ak ci yeneen fànnu aada ñëpp la woo laaj leen ban taxawaay lañ war a am pour jàkkaarloo ak mbas mi wax leen li mbas mi mën a jur ci li mu jur ci àdduna bi ak li mën a jur ci askan wi ku nekk wax ko li nga ci ni nga ko gisee ak ni nga ko xalaatee ñun bokkoon nañ ci ñu waxoon ne nañ fexe ba économie bi taxaw bañ a nërmeelu waaw nañ fexe ba ñu bañ a dàq liggéeykat yi nañ fexe ba entreprise yi ñu jàppale leen ñeneen wax leneen ñu def plan bi ñu defoon pour saytu mbas mi ma jàpp ne suñu continuer woon ci lancé boobu continuer ci lancé bi mooy lan président su demee ba jàpp ne war na woote waat mu woote waat waaye ñi ñuy woo di classe politique di classe yépp jàpp naa ne mbas mi dañu ko war a def soxlaas askan wi bañ ko def action politique bañ ko jàppee loolu li ma bëgg a wax mooy waaw bu fekkente ne da nga gis ne président ni muy doxale ci mbas mi ak programme mu mbas mi ak ni ñu koy gérer dafa am lu ci sooxe nga jël sa plume wala nga demander audience toog ak président bu fekkee borom kàddu nga ci réew mi nga ne ko lii ak lii ma gis jëmul kër bu dañul bu ëllëgee soo waxee ci yenn taxawaay yi kenn du am lu lay wax waaye nag ki woote ne nañ saytu bas bi ñun ñëpp fas yéene nu ñuy def pour mu jóge ci Sénégal jóge ci àdduna bi yaakaar naa ne bu continuer gis ne war nay woote muy woote ñi muy woo it ñu bañ ko politiquer buñ gisee lu jaaduwul ñu bañ ko politiquer parce que mbir bi dafa weesu foofu. dafa am koy tontu ni wala. déedéet tontuwuma kenn damay wax li nga xam ne mooy position ñun ñi nga xam ne bokkuñu ci benn parti politique te askan wi soxal ñu njëriñu askan wi soxal ñu xam nga lu tax. réew mu nekk guerre doo tal revendication réew mu nekk ci musiba doo tal revendication kon tey jii pour ñu mun a doxal ñun suñu mission dinañ wax li ñu xalaat pour que musiba mi jógee fii loolu rek la. d'accord mais du leneen. da nga ne dafa am noo xam te ni noonu la tàmbalee woon. noonu la jógee woon le président de la république bu fekkee noonee lañ continuer woon kon tey jii dinañ am ay jumtukaay mais su ma la déggee kon dafa am noo xam te nii noonu la ñuy taxawaatee maanaam yoon bu ñu jëloon dañ koo wàcc teg jël beneen yoon. waaw d'abord. ban yoon président boobu la gëj a woote. d'accord boobu la gëj a woote. waaw moo yor dogal bi na mu njëlbeen ga na mu ko doxale ñëpp ko rafetlu. boobu la gëj a woote.
ñi nga xam ne ñoom la oowoon xaw ma lan lañ ko wax waaye jàpp naa ne ñun ñi mu woowoon wax nañ ko lañ ko xalaatoon ñun bu ñu gisaatee leneen lu nga xam ne jàpp nañ ne noonu la war a demee dañuy demander audience taxawaat ak moom wax ko te loolu it ñu ngi ci de tànk yi ma jàpp ne classe politique bi ñëpp ku dem ba gis ne lii kat buñ ko seetaanee du jur jàmm ci réew mi wala xeex bi du efficace contre mbas mi nga dem président dama la soxla wala nga bind ko ñun loolu lañ ji loolu lañ wax le président su ma la déggee bu baax a baax boobu la gëj a woote ça veut dire que ne waroon nay woote moom waroon nay woote dama bëgg a wax ni rek les responsabilités sont partagées et que kenn ku nekk war nga ci dox sa waru gar en commençant par le président mais bien sûr loolu laa wax voilà xam nga lu leer laa wax lu leer naa ñu la koy waaye nag tey jii bu wootewul woon bu deful woon li mu def ba mbas mi tàmbali ñeneen jër presse bi wala woote di wax leneen lu méngoowul ak li nga xam ne moom lañ jàppoon ñooñu kenn du leen mën a wax dara waaye ñooñu it dañ jàpp ne ni président tàmbalee ñëpp rafetlu ko bu jàddee dañ ko war a araftu ci kaw nim ñu woote woon bu ko deful nag jéem nga kaa araftu yow mais bien sûr jéem nañu araftu nan ngeen def déclaration demandé nañ audience may nañ leen déedéet jotaguñ ci audience bi tontu nañ première mai aussi profité nañ ci biir cahier doléance yi wax nañ ci li nga xam ne noonu lañ jàpp ne noonu la ñu war a taxawee muy d'abord tàmbali ñàkk yu doy outil ñàkk yu doy déjà problème même bu ñu tontuwul gis nañ ne am na ci lu ñuy def outil ñàkk yu doy mais également communiquer rassurer askan wi parce que ñi nëxal xel yi bari na rassurer askan wi mais également mu associer ci porteur de voix yépp pour ci sensibilisation bi loolu yëpp def nañ ko tase nañu aussi ak ministre de la santé à travers suñ syndicat de santé yi waxtaan ak moom pour que li war a sooxe ci wàllu liggéeykatu santé yi parce que ñooñu ak jàngalekat yi quand même soldat la ñu taxaw ci kanamu mbas mi ci wàllu liggéeykatu waa santé yi daje nañu ak ministre du travail astafurlah ministre de la santé xamal ko ne ko indemnité yi sooxe ak yenn xeetu revendication yi bëgguñu liggéeykat yi génn ci jamono yi comme waa SUTSAS exemple voilà très bien bëgguñu liggéeykat yi génn parce que ñun jàpp nañ ne jamono ji du jamono génn jàkkaarloo jamono fexe nu fi bas bi jógee la mooy priorité bi waaye loolu pour mu mën a am il faut que autorités yi aussi taxawaay bi ñu war a taxaw à l'égard des travailleurs de la santé parce que la fa nekk ci ay tawat aussi doy na waar li ñu nekk ñoom ci ay jafe-jafe doy na waar loolu nag dañ ci war a taxaw pour que liggéeykat yi bañ a génn buñ ko deful aussi liggéeykat yi dinañ génn. dañ leen a soofantal ci seen proposition yi dañ leen a soofantal wala déglu nañ leen wala jëfe nañ wala nu mu demee. daje nañoo ñun am na ci problème yi ñu ngi réglé waaye nag li des moo ëpp foofu li ñu réglé. mbirum technicien supérieur de santé yi ñu ngi ci taxaw pour régler ko waaye xeetu indemnité yi nga xam ne liggéeykatu santé yi dañ ko amoon ci mbas mi Institut Pasteur dégg nga leen fan yi ñeneen ak ñeneen dégg nga leen fan yi ñi nekk ci biir centre yi am na ay tawat yu bëri loolu lañ wax ne nañ ci jublu ni ñuy saytoo matériel bi nañ koy saytoo ñuy jëfandikoo matériel bi kon loolu mooy li nga xam ne mooy taxawaayu syndicaliste yi ñu bëgg nag ñu dégguñu ci loolu parce que liggéeykatu santé yi li ñuy daj yàlla rek moo ko xam ci coono ak ci fànn bépp malgré seen engagement dañuy liggéey ba mënatuñoo taxaw te du tere ñu ngi liggéey ñooñu ñu war a jàppale la loolu mooy suñu taxawaay ñun kon dañu bëggoon daal askan bi képp ku fi yor kaddu gi nga jëmale ko ci ni ñuy def pour mbas mi jóge fi ñu bañ ko jëmale ci suñu boor. d'accord ak bor bu mu mën di doon. d'accord mbas mi jóge fi tax na ba ñu bëri actuellement nii di wut seen i pexe ngir mu jóge fi bokk na ci këru liggéeykaay yi ñuy adopté yenn ci option bokk na ci télétravail toog sa kër di liggéey ngir mën a bañ a éviter dajaloo gi yow jàpp nga ni lu mën a andi ak saafara la ci mbas mi la wala. gis nga mbas mi bi mu dalee ci àdduna bi daf ko supparñe dafa bouleversé àdduna ñu war ci tenir compte ñun gis nañ ne mbas mi wane na ne te loolu bind nañ ci def nañ ci ñun bind nañ ci contribution bu am solo pour que leçon yi mbas mi wone ñu jàpp ko
fexe ko doxal mbas mi wane na ne technologie ak économie bi ni ñu ko gérer ba fi mu nekk boole wuñ ci solidarité. ah bon. oui adduna bi yëpp laa wax de. d'accord gouvernance su adduna bi ni ñu gérer technologie gérer ko travail gérer ko économie boole wuñ ci solidarité. ci peuple yi ak ci biir peuple yi. ba ci Sénégal. fépp adduna bi yëpp dama la bëgg a wax ne la États-Unis boo demee état bu mel ni Californie. 500,000 sans domicile ñoo fa am. avant mbas mi dañ leen daan romb bu mel ni mbalit ga romb du nit. bi mbas mi dalee seen kaw dañoo wër ñooñu ñëpp di leen ramasser dugal leen ci hôtel yi ut ñu leen di faj ut ñu leen di surveiller lu tax defuñu ko woon avant. dafay wane ne intégré wuñ solidarité dans la gouvernance mondiale. nga seetlu ne Russie jóg na fi jël ay avion matériel di dem États-Unis pour dimbale leen. kan moo mën a xalaat loolu ay année ci ginnaaw. ñu gis ne Cuba pays tiers monde jël na fi ay centaines de médecins di leen yóbbu Italie. di leen dimbale. système de santé bi nërmeelu. loolu dafa war a jur ay jàngat. États-Unis di détourner matériel u jàmbur. bu fekkoonte ne interdépendance bi jur na interdépendance économique ak interdépendance politique jur na solidarité loolu du am kon dinañ mën a gën a saytu mbas mi dinañ mën a gën kon mbas mi dañ ci war a jàngate nañu intégrer solidarité ak travail. dans la gouvernance mondiale loolu la wone. tey jii réew mu mel ni Tunisie réew mu mel ni Sénégal dem nañ ba la ñu def waaw buñ dellusee ci woote bi Macky Sall woote. ñun biñ nekkee ndaw dañ daan wax naan la gouvernance du peuple pour le peuple et par le peuple. loolu bañ koy wax dañ ko doon réciter rek mais xamuñu woon lan la mooy li mu def nii mbas mi dal ci kaw nit ñi mu woo ñëpp ne leen nan lañ ko war a gérer. mais woon ñëpp wax ko. oui ñëpp wax ko ni ñu ko war a gérer. mais su fekkoon noonu la ñuy gouverner. maanaam di dama bëgg a wax rek ne suñ doon gouverner di tenir compte ci demande sociale di tenir compte ci njëriñu askan bi te ciy diisoo kon lu bëri dina régler. loolu moo am woote gi nga wax ni def na ko mais après pour naa di xëddeen àll ne selaw moom ci boppam sax bokk na si ñiy joxañ baaraam tuuma xam na nga moo li gën a njëkk a développé loolu la mu soxlawul ñu ciy dellu si moom ni mu taxawee woon. waaw waroon na ko continuer ñeneen ñi mu woowoon aussi buñ gisee ci taxawaayam lu jaaduwul waroon nañu xar seen tànk tubéy pour askan wi xam ne ñu ngi koy wax ne lii ñuy taxaw jaaduwul te ñu def ko ci ni mu leen woote woon donc moom mi woote woon woote waatul ñi mu woowoon aussi xëy na boobaak léegi ñu ci bëri demaatuñ ci moom loolu laa wax ne parce que li ma bëgg a wax rek mooy mbas mi dafa nekk mbir mu nga xam ne kenn waru ci tirer profit ci fànn bu mu war a doon. d'accord mu ci social di ci politique di ci économie mooy lii par exemple kii yi def njaatige entrepreneur employeur li ñu def ci la bokk dama bëgg a wax ne mbas bi bu ci kenn tirer profit bu nga xam ne sa profit bopp la wala sa profit classe la mbas mi mbirum askan wi la nañ fexe nu mu fi jógee moo gën. d'accord loolu rek laa bëgg a wax. bu ñu demee ba ñu gis ci ay questions d'actualité docteur Babacar Niang nekk njiital fële sa Souma assistance di fësal ni yenn ci respiration yi nu mu tudd sax seen bloc yooyu ñuy jaay si wàllum respiratoire bi donc loolu dañ koy jël di ko jaayee ci lim bi nga xam te ne nii quand même jéggi na dayoo lool ñu dem ba jël matériel public bi di ko jaay à des entreprises privées loolu andiwul problème. lu ñu ñaawlu la bu fekkee. c'est vérifié. dañ ko war a saytu leeral askan wi parce que loolu moom wax dëgg yàlla man lu ma bett la lu ma ñaawlu la. war nañ ko vérifier bu baax a baax bu fekkee am na dara lu ci nuru. mais plainte daan na ci ko le ministre Diouf Sarr porté na ko plainte tàmbali bi la plainte bu dalee ci kawam il faut que ñu accorder ko présomption d'innocence. li mu wax nañ ko may jox ko possibilité pour mu wone ko parce que bu ko wonee njëriñu askan wi la. bu ko wonee njëriñu askan wi la bu fekkee njuumte da cee am aussi ñi nga xam ne ñooy yor responsabilité yi tenir compte ci li mu wax pour que njuumte boobu bañ a dëggu
kon lu ñu war a leeral la. ñun bokk nañ ci ñi bëgg a taxaw pour ñu leeral loolu. te buñ ko leeralee ñu jaarale ko fi mu war a jaar mu bañ a mel ni yenn xeetu dossiers yi lii moom dañoo bëgg mu leer parce que lu doy waar la. bu dee dëgg la. bu dee dëgg askan wi dina jàpp naa ne askan wi dina taxaw ni mu war a taxaw. jàppoon ni reconfinement gis nañ confinement bi nga xam te ne amoon na fi lim jur ci ay ñàkkum xëy tey jii Macky Sall bu jëlaatoon par exemple dogal ne dañuy confiner waa réew mi tëj lépp est-ce que du gën a jur jëyee ci wàllu liggéey. loolu mënatul am. mënatul am. jàpp naa ne mënatul am. foo ko teg. très bien parce que am na ci ñu yor baat ak kàddu yëpp yu jàpp aussi ne mënatul am. ndax bu amee li muy jur ci musiba day ëpp li muy faj même ñi nekk ci biir système bi jàpp nañ ne mënatul am ñun tey jii benn alternative lañ am na ko ñëpp comprendre nangu ko. benn alternative. muy lan soppi jikko yi respecter protocole sanitaire bi di takk masque yi di raxasu ak foo mën a dem boo génnee dem ci boutique bu takkal sa masque bu dee xale ak bu dee mag boo ñëwee raxasul bala ngay dugg ci kër gi daje bu amee ne nit ñi respecter distance sociale. ci marché yi secteur informel bi. voilà très bien marché yi. foofu marché yi li ci ëpp solo mooy masque yi. ok ne nit ñi di takk seen masque te bu ñu jógee marché bala ñuy def dara ñu raxasu su mu yéer ak yooyu yëpp amul solo raxasu bi moo ëpp solo nañu dem ñàkku ji. ñàkku nga yow. waaw ñàkku naa sama ñaari ñàkk yëpp. ban piqûre waxuma man rek. ban piqûre mais Synthèse FC AstraZeneca. waxuma man rek de mais Synthèse FC ñu ngi may dégg amul responsable wala travailleur bu ma kii may leen jàpp ñoom ñëpp maa ngi ci seen. kooku ñàkk yi dégg mais ñu ngi ñàkku. ñàkk yi dégg li ci am li ñu ciy wax yëpp. ñàkku yi boo seetloo. première vague bi ak deuxième vague bi. ñàkk wi ñu bëri na xaloon nañ seen xel mais tey jii ak troisième vague bi weer di gis bokku ci nit ñaa ngi daw di ñàkku ji ça il faut le dire léegi kay li des mooy. nguur gi na fexe. ñàkk yi doy ñàkk yi mat. nit ñaa ngi ñàkku ji nguur gi na fexe ñàkk yu mat. télétravail malheureusement jotuñu ci solo. waaw ca bismillah. télétravail très rapidement rek ñu joxe. télétravail bokk na ci bouleversement yi nga xam ne. mbas mi indi na ko. njaatige yi def nañ ci jàngat bu ñu rafetlu. waaye ñoom ba ñuy def jàngat bi am na aussi lu ñu def lu nga xam ne. ñii di exiger pour ñàkku bala ngay liggéey si bu ñu defoon noonu du am parce que njaatige yi def njàngat boobu. ubbi seen bët ci mbas mi dañu wax ne am na liggéeykat yu bëri yu ñuy yóbbu télétravail mais seen contrat de travail laaluñ ci dara. looloo jaadu. rectifié wuñ ci dara seen i avantages yi laajuñ ci dara te yóbbu nañ leen télétravail loolu moo jaadu kon télétravail. dañ ko war a dugal ci suñu charte ci suñu règlement wu réew ci suñu code du travail seet nuñ koy gérer parce que télétravail am na lu bëri lu mu laaj te ñi ci ji am na ñu ci loru ci télétravail lu jiitu mbas mi effectivement mooy am na ay télétravailleurs ñi nga xam ne ñoom agent yi nga xam ne transfert d'argent lañ yor mais ñooñu ñu ngi transféré xaalis te li ñu ci am du ñoom ñoo ko décider du ñoom ñoo ci waxtaan opérateur bi moo xëy ne leen lii ngeen di am par force loolu ko jàpp ne jaadu ne déedéet lu ñu war a discuter la transfert d'argent ñiy def transfert d'argent ñëpp ak di def transfert monnaie yëpp dañ leen a imposer taux bi ñu ciy am waxtaane wuñu ko joxuñu leen benn ak joxuñu leen benn yelleef ñooñu déjà ñu ngi ci souffrance bu mag ñu ngi ci mbir bu mag te loolu bu télétravail naree généralisé wu lu ñu war a régler la même ñooñu war nañu xalaat seen biir télétravail lu ñu war a waxtaane la da ngay nekk sa kër occuper sa domicile say doom toog ne la duñ jot ci yow soxla la duñ jot ci yow ngay liggéey di utiliser sa courant di utiliser sa yeneen ak sa yeneen ba pare occuper sa espace familial loolu yëpp dafa am lu laaj kon télétravail dañ ci war a waxtaan pour légiférer ci. Merci beaucoup Mohamed. Si vous avez des questions par rapport ak li ñu doon waxtaanee. day bari mais waxtu bi moo ñu xaw a xoj. D'accord. xam naa dama lay bàyyi ngeen terminer yéen ñaar rek ñu dem xooli ji astuce ak buzz très rapidement. D'accord. parce qu'il est 10h moins 9 minutes. donc ma bàyyi leen ngeen daaneel. alors sa kàddu gu mujj rek parce que temps bi xoj. sama kàddu bu mujj mooy au askan bi. au liggéeykat yi ñu dem ñàkku ji respecter protocole sanitaire bi nga xam ne autorité sanitaire yi moom lañ wax waay loolu lañ ci bàyyi xel arme boobu rek lañ am boo amee musiba mu dal ci sa kaw te amuloo lu dul benn arme boobu bu ko sàggane bu ko négligé. loolu mooy sama kàddu gu mujj te ci loolu la ñuy taxaw te bu soobee yàlla dañ ci xar suñu tànku tubéy comme niñ ko defee woon ci mbas mu njëkk bi génne woon nañ suñu alal ñun Synthèse FC ay millions participer jël nañu suñuy tournée
participer dem ci liggéeykat yi wax ak ñoom. loolu tey lañ ci gën a engagé wu tey lañ ci gën a taxaw pour que mbas mi jóge ci réew mi jóge ci àdduna bi. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation mu nekk Cheikh Diop secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal FCNT-FC. alors may fàttali ne aussi membre nga fële ca conseil économique social et environnemental googu nga xam te ni ñu bëri nañ amuñ benn njëriñ ci biir réew mi bëggoon naa ñu waxtaan ci mais amuñ waxtu amuñ temps bi nga xam te ne dinañu mën a ci waxtaan mais incha allah beneen yoon incha allah dinañ. waaye nag amul njëriñ ci réew mi. parce que dafa nekk ci constitution. xam naa di nga tontu. déedéet amul njëriñ duñ ko wax mën nañ am option jëlee ko fi. mën nañ am option jëlee ko fi. mais ku xam li conseil di liggéey nga ne amul njëriñ njuumte la man maa wax loolu. yaa wax loolu yoon mën nañ am option nag jëlee ko fi d'accord naa ci. waaye amul njëriñ koppar nga cay dépensé ak njëriñam mais amul benn problème Mohamed merci beaucoup ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la jox dig daje demain incha allah ak beneen gan.